waaw salaamaaleykum mbokku internet yi salaamaaleykum mbokku Binga TV tey nag ñi ngi am mbégte ñëw fii dalal benn doomu Parcelles Assainies boo xam ne mi ngi tudd Mouhamed Ndour donc dañ koy bàyyi mu nuyoo présenté wu Mouhamed na nga def. waaw maa ngi fi ça va Ndiawar. ñu lay nuyu bu baax. di la sant ci invitation bi nga ma def. nga ñëw fekk mu sama dëkkuwaay aussi mu nekk lu ma rafetlu lu baax a baax. bon di la nuyu tamit ñuy seetaan ak fépp fu ñu mënti nekk. di ñaan aussi que peut-être échange bi nga xamante ne maa ak yow nar nañ ko am fii mu nekk échange boo xam ne mën na jëriñ ñëpp. mën na jëriñ notamment parcellois yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu. te ñu dëkk fa ma ak yow yëpp. waaw te mu ñor ñu aussi. donc gannaaw bu ñu nuyoo ba pare rek dañu bëggoon a amet nga def sa présentation wax sa parcours waa Parcelles ñu xam fi nga jaar. waaw bon man moom maa ngi tudd Mouhamed Ndour dëkk Parcelles Assainies unité 18 donc foofu laa juddoo yaroo fa laa jàngee aussi jàngee école R unité 21 PAR bon def lycée tamit lycée Limodak ba après def université jaaree fa def le concours de l'ENA réussir ko donc nekk aujourd'hui contrôleur du trésor. donc daal parcours boobu la am qui est très simple quand même. donc loolu daal la ñu def comme parcours. donc macha allah Ahmed donc bu ñu jógee ci loolu rek ñu bëggoon xam yow sa gis-gisu bopp noo jàngatee li nga xam ne moo xew ci àdduna bi lëmbe ko. rawatina suñu dëkk bi ñu nekk muy Sénégal muy feebar bi nga xam ne mbas bi fi ñëw. muy Covid 19. waaw mbas mi day wax dëgg yàlla gannaaw bi nga xamante ne bon sama tur sax day wuyu na ko muy Mouhamed. donc dañu koy analyser un peu sous l'angle un peu religieux mooy jullit bi ñu doon mu nekk nattu boo xamante ne yàlla wàccee na ko mu nekk nattu boo xam ne yàlla wàccee na ko te ñu war see tey jullit bu yàlla wàccee ci moom nattu da koy nangu muñ te yaakaar naa ne loolu kilifa diine yi àddu nañ ci bu baax a baax muy xalif général des mourides xalif général des tidianes te tamit jullit nattu bu ko dalee day ñaan yàlla teggal ko waaw loolu boo xoolee tamit président reprendre na ko en l'occurrence plan de résilience boo ko déggee mooy muñ nañu ànd muñ donc ñun côté boobu lañ koy gën a déjà analyser muy muñ bi nga xamante ne ñun waroon nañ ko def ñun ñëpp te tamit delluwaat suñu borom ñaan ko mu tegg ñu nattu bi léegi tamit analyser ko ci beneen angle bi ñu koy analyser mooy prise de responsabilité maanaam responsabilité boo xamante ne ñun addu nañ ko ñun rawatina ñun ndaw ñi parce que feebar boo xoolee si ñu ëpp si ñu muy dal mag ñi lay gën a dal boo jëlee ci fukk yaakaar naa juróom-ñeenti ñëpp wala juróom-ñett yëpp mën nañ jàpp ne ay mag lañ te loolu nag ndaw yi ñoo leen koy wàll donc ndaw yi tamit ñoom waroon nañ mën a tax parce que ay vecteurs de transmission lañ maanaam ñun dañuy jàllale feebar bi donc waroon nañ gën a am responsabilité bu ko defee du ñu jàllale feebar bi suñu mag yi beneen bi ci des nag mooy changement d'habitude bi mu créé su ñun parce que ñun sénégalais ku ñu xam ne ay nit lañ ñoo xamante ne dañuy saafoonte dañuy toog ci peggum garab di naan ataaya loolu yëpp nag feebar bi da ko doon bañ ndax feebar bi day bañ dajaloo donc mu ngi doon laaj ci ñun saa suñu gisantee ñu moytu di nuyoonte mu ngi doon laaj si ñun tam saa suñu gisantee ñuy takk masque ak yeneen di utiliser gel également donc prise de conscience boobu tamit waroon nañu donc ci angle yooyu daal lañu koy analyser donc te di ñaan daal yàlla teggil ñu ko du yàggate incha allah. amin donc dégg nañ tamit bu baax li nga wax ci mbas bi ñu tamit duñ ci génn dañ ciy tegaat baaraam rek ñëwaat ci mesures yi nga xam ne moom la son excellence président de la République jëloon. à savoir ci distribuer ay vivres pour accompagner la population pour ñu mën a vivre avec le virus. avant boobu mu jëloon fi ay mesures yoo xam ne bon comme lu mel ni que couvre-feu bi la woon ak yeneen état d'urgence bi loolu noo ko jàngatee woon ci biir gox-goxaat yi rawatina suñu gox bi nga xam ne moom la ñu dëkkoon ba mu amoon xawoon na sax am tuuti werante ak coow ci ni ñu doon distribuer ceeb bi ak yooyu ak yéexaay beeg yooyu noo ko jàngatee. waaw loolu moom man moom ci bu dee posture état bi yaakaar naa ne duñ ci àddu lu bëri parce que jàpp nañ ni am na ay légèreté mais quand même globalement ça a été bien tenu. mais nag xëy na ñun boo ñëwee ci gox bi ñu dëkk muy Parcelles Assainies loolu mën nañ ci wax léegi analyse bi ñuy def man pour man dañ ciy war a commencer ci benn analyse maanaam ci taxaw seetlu boo xam ne war nañ ko def mu ngi jóge ci ñu xool ñun fan lañ nekk boo demee ci ministère de la santé mi yor wàllu wér gu yaram bi yaakaar naa ñun daf ñu boole district nord ñu ngi ko bokk ñun commune Patte d'Oie ak commune Grand Yoff donc foofu tey boo jëlee ci fukki nit yu am coronavirus juróom benn bi ñu ngi jugee parcelle
donc loolu ban maanaam ñun dafa war a appeler si ñun benn genre certaine responsable c'est-à-dire que lan moo waral loolu lan moo waral ñun tey ñun ak Grand Yoff ñoo yem peut-être ay lim ci ay nit te teewul tey boo jëlee si district nord boobu ñu ci ëpp ci ñu am coronavirus bi tey Parcelles la ñu jóge loolu nag pour man taxawaayu maire bi moo des moo tax tey loolu am fa parce que corona bi comme ni nga ko waxee sànq pour bañ mu law mbas mi li ko gënoon waral bokkoon na si sensibilisation tey wax dëgg yàlla seetlu nañ ne sensibilisation bi waroon am amul ci maire bi defu ko ndax moom man vidéo bi ma njëkk seetaan sax maa ngi dëkk fii nekk à des kilomètres de Parcelles mais vidéo bi ma njëkk seetaan muy wax ci wàllu mbas bi dafa ñëw ne man le médecin chef wax na ma ne vraiment Parcelles corona bi bëri na fi léegi nag man kenn bu mu ñëwati suñu kër di ardu nit ñi di presque di xalab nit ñi man pour na loolu du waxu kilifa yaakaar naa ne waroon na ñëw nekk auprès de la population waxtaan ak ñoom yee leen ne leen nañu moytu ndax feebar mu ngi law suñu te ñun ñoo ëppale beneen bi dafay tax tamit ñu seetluwaat ci leneen mooy maire bi loolu lan la def depuis lors pour améliorer la santé de la population parce que tey boo xoolee boo ñëwee ci district nord boobu centre de référence bi Nabil Choucair la te ñun pourtant commune de Patte d'Oie mais ñun ñoo ko ëpp lim ci ay nit foofu donc tey moom lim ñu digoon ne ñu dina doon jël centre de santé Ma Abdou bi def ko hôpital peut-être bu ko defoon hôpital de niveau heure bi tey xëy na ñi nga xamante ne ñu ngi am corona bi dinañ mën a toog foofu faju te peut-être lim bi dina commencé di wàññeeku léegi bu weesoo loolu ñu jël ko sur le plan typiquement sanitaire am na beneen plan boo xamante ne moo tax parce que nit tamit boo naan ko moytul boo naan ko toogal sa kër moytu dajaloo bi dafay am lu mu àndal mooy mesure d'accompagnement amul ci jugewul ci maire bi dem si nit ñi ndax ceeb bi séddale ceeb bi nga xamante ne ñu ngi ko doon séddale mais jugewul ci mairie bi mu ngi jugee ci état bi te pendant ce temps am na ay communes yu ci mel ni commune Mermoz le maire Barthélemy gis nga lu mu def le commune Touba Mosquée boobu tamit gis nga maire bi lu mu def génne na 200 millions jënd ko ay dund ñun sunu maire lan la def sunu maire deful dara te également même ci plan de résilience bi nga xamante ne état bi jëloon na ko bokkoon na ci nañu yaxanal maanaam fayu lempo bi am na yenn communes yoo xam ne boo demee ñoom dañoo defar woowaat conseil bi def benn délibération bu bees pour wax ne ñoom tegg nañu lépp luy fayum lempo teggal nañ ko seen askan fii ba mbas bi di jeex moom deful loolu de bu defoon loolu xam nga bu ne woon sax teggil naa la léegi bu leen fay sax xëy na ñu ne waaw wala sax léegi da leen fay li ngeen doon fay bu doon def loolu sax mu neex mais daf cee boole leneen mooy jaay doole ndax ñun ñëpp yëg nañ ne commerçant yi dem na la tëj seen boutique tëj seeni ay boutique da leen fayekoo 36 000 parce que juste dafa waxoon ne état bi mesure benn marché unité 14 loolu ñëpp yëg nañ ko dafa leen jaay doole di leen fayekoo 36 000 parce que juste moom moo leen diggoon ne bu ñu defee 6 jours 7e jour bi day ñëw raxas ko mais mu toog ay dimanche yu bëri demul raxas nit ñi tamit vraiment dañuy ñoom li ñuy liggéey noonu si la ñuy dimbalee seen njaboot si la ñuy yoree seen njaboot nit ñi dem liggéey mu ñëw tëj ko fayeku leen 36 000 ci loo xam ne tegul fenn donc yooyu yëpp tax na tey feebar bi law Parcelles ba nit ñu bëri loru si ndax yaakaar naa deuxième personne bi noppalu si wàllum corona bi ñu leen di ñaanal sax d'ailleurs yàlla na leen yàlla xare àjjana yaakaar naa Parcelles la jóge effectivement loolu kon lu ko waral mooy benn maire bu incompétent boo xam ne liggéeyu deful dara di jaay nit ñi doole loolu moom moo ko waral pour man donc daal analyse boobu la ñuy def ci li nga xamante ne moom moo xew Parcelles ci wàllum mbas mi waaw mooy ñàkk yërmande bi nga xamante ne Moussa ànd na ci di teg ay nit lu métti notamment les commerçants. balaa ñu gën ci loolu sax damay ñëwaat am fu ñu laal rek parce que dañu wax léegi ci mbas mi mesure d'accompagnement yi te dafa mel ni tamit dama déggoon dañu gisoon ni population bi dañ doon casse parce que da nga ne bu fekkee ay mesure bu jógee ci état bi def na ko mais amul benn bu jógee ci mairie bi dem ci population bi mais rawatina sax ñoom dégg naa bañ daan ñëw di wut si jël si seen dund dañ leen doon fay ko ay nu mu tuddati ay timbre pour ñu légaliser seen ay kayit doogu mën a jot si seen kii donc loolu tamit déggoon naa ko ci ba coow loolu fu mu mujj ak nu mu demee waaw coow loolu bon man personnellement jot naa ci te ñu ñaawlu ko trop ndax déjà état bi mënul di dimbali ay nit yow dimbali woo leen ba pare di tegaat leneen seen ndodd encore loolu yëpp mooy comme ni ñu ko waxee sànq day wane ñàkk yërmande bi nga xamante ne ki ñuy jiite am na ko au-delà d'être incompétent parce que moom bu xamuloon dara yem ci sax dinañ ko baal moom bu xamuloon dara yam ci dinañ ko mën a baal mais daf cee boole benn ñàkk kersa ak benn ñàkk yërmande envers la population loolu daf ñuy métti loolu daf ñuy tiis ñun bu ñu ko gisee ci biti waaw donc acte boobu mu posé
ainsi que acte bi nga xam ne posé na ko en l'encontre des commerçants. bokk na ci liy firndeel ne moom amul yërëm. waaw Ameth dafa am loo xam ne léegi wax nga ko ci problème par rapport ak maire bi ak commerçant yi nga xam ne ñu nekk ci marché unité 14 loolu tey yow noo ko jàngatee loolu problème boobu. waaw man problème bi maa ngi ko dégg effectivement ci sama benn xarit boo xamante ne dafa ñëwoon envoyé ma benn affaire mu ne ma ñoom dañu ñëw dagg leen di leen fayeeku 36000. parce que comme ni ñu ko waxee sànq mesure bokkoon na ci mesure yi nga xam ne état bi jëloon na ko. léegi 36 millions yooyu dama xam ndax commerçant bu ne moo ko fay wala marché bi yëpp mooy. fay non magasin bu mu tëj bu nekk. magasin bu mu tëj moo fay 36000. te loolu lenn moo ko waral. mooy dañ ne woon état bi jëloon na benn mesure mu ne marché yi bu ñu liggéeyee juróom-benn fan juróom-ñaareel bi yaakaar naa dañ koy tëj pour raxas ko pour éviter feebar bi law foofu. parce que foofu nekk na vecteur de transmission maanaam tax na lu tax feebar bi di gaaw a law. léegi nag bi ñu defee loolu ñoom premier dimanche bi ñoom ñu toog seen kër Moussa ñëw raxas foofu toog ñeenti dimanche ba si juróomeel dimanche bi ñëwul waaw mais ay la yowoon nit ñi bu ñu toogee seen kër war a yor seen njaboot mais bu ñu toogee lu yàgg aussi nit ki li mu leen waxoon diggoon leen ne da koy defu ko waaw mais ay la yowoon dañuy dem ubbi seen i magasin liggéey dundal seen njaboot parce que mbas bi indi na problème yu métti ci Sénégalais léegi nag moom bi mu yëgee ne dañoo ubbi mu dem tëj leen bi bu leen tëjee ne leen léegi moom da leen di fayeeku 36000 francs parce que li ñu def du yoon te ñuy yëgal benn affaire mooy déjà en matière d'amende d'hygiène parce que loolu man mën naa jàpp ne amende d'hygiène la en matière d'amende d'hygiène moom Moussa warul mën a def sanction bi maanaam sanction bi moom aajowul ci moom peut-être ci service d'hygiène la gën a aajoo wala daal ñoom ñoo ko yellool ñoom ñoo mën a teg sanction boobu ay nit mais du moom wala service am muy benn ñaareel ba aussi ñu taxaw seetlu ci moom ni mu tuddee maanaam sanction bi mu ngi ko tuddee fourrière magasin fourrière magasin fourrière bu ñu ko déggee ci nomenclature budgétaire u collectivités locales yi fourrière magasin fourrière mu ngi nekk mise en fourrière la sax du fourrière mise en fourrière la mooy dañuy jëlee benn mbir benn bërëb yóbbu ko ci beneen bërëb yow ma lay laaj est-ce que magasin mën nañ ko jëlee ci benn bërëb yóbbu ko ci beneen bërëb donc loolu lu mu lay won mooy recette bi nga xamante ne jëlee na ko ci askan bi nekkul recette boo xam ne loi prévoir na ko te loolu nag yoon da ko ci teg daan loi dafa ne bu nekkee dafa am benn ordonnateur wala dafa am benn autorité locale boo xamante ne dafay fayeku ay ñoñam loo xamante ne yoon prévoir ko kooku dañ ko war a daan ñu tuddee ko concussion mu ngi nekk ci article 156 du code pénal léegi nag loolu boo ñëwaatee ba léegi ci code des collectivités locales article 135 bi daf ne maire bu def loolu yow yoon mooy le ministre des collectivités locales mën na la déjà suspendre te mën nañ egg ba ci par décret ñu révoquer la maanaam ñu jëlee la fa ba yow dootoo fa nekkati loolu nag man lu ma ciy méttitlu lenn la mooy combat boobu combat wu conseil municipal bi la war a doon mooy ñi nga xamante ne ñoom joxoon nañ leen suñu baat pour ñu nekkal ñu fa ñoom ñoo war a góorgóorlu dem li xam li askan bi di dund ñu siy sonn tey maire bi waroon nañu ko mën a poursuivre ba tey daaneel ko mais ñoom dañoo gis benn genre immobilisme maanaam taxaw boo xamante ne kenn xamul lu koy expliquer jëmee ci ñi nga xamante ne conseil yu bëri tey yu ñu fal foofu. moom laa bëggoon wax ne est-ce que tamit conseil municipal bi nekkul conseil boo xam ne dafa nekk ak à sa base boo xam ne moom soit dafay ëpp ay conseillers wala tamit ñi nga xam ne tamit ànduñu ak moom tamit su ñu wootee du ñu dem pour mën a défendre li nga xam ne moom la population bi soxla. waaw loolu taxaw seetlu bu rafet la effectivement boo ko seetloo xam naa majorité bi bon ay ñoñam lañ donc lu ma leen wax la ñuy def rek moom la ñuy def ña sa des ñàkkul ne ñu si bëri xëy na du ñu dem sax ci conseil ba bay peut-être di xam lan moo xew ci biir parcelle ba ci ànd di ci xeex ak nit ñi ku ci mel ni man damay wax parce que man li may wax bon du ma ci am peut-être lu ma ciy ragal mais ku ci mel ni Thierno Bocoum nga xam ne tey conseiller la dañ koy gis mu ngi défendre peut-être la population sénégalaise à travers faisceau yi un peu partout mais tey mosuñ ko gis moom mi nekk conseil municipal parcelle mu jël benn combat porté ko xeex ne lii nii ni ñu teg askan bi du yoon te kii ko teg man ak moom ñoo nekk ci même conseil donc dañ ko war a daan dañ ko war a xeex mosuma gis mu def ko donc tey moom ñoom ñooñu nga xam ne ay conseillers lañ dañ leen joxoon suñu baat ñooñu ñëpp ñu jox leen suñu kàddu ñooñu ñëpp waroon nañ mën a tey dem constater ci biir marché 14 bi que gars yi dañ leen fayeeku loo xamante ne du yoon ñu jël ko xeex ko def ko seen xeexu bopp jàppale askan bi waaw. amoon na sax ñaar ba ñetti conseil yoo xam ne
xëy na dégagé woon nañ ci loo bi demoon na porter benn combat boo xam ne sax bokkul ak combat bi ndax lu jiitu woon loolu la. mu nekkoon ci mooy affaire bourse yi nga xam ne moo fi amoon. ba si la benn collectif sax juddu woon ñu koy wax collectif pour la défense des intérêts de la commune de Parcelles Assainies. kii jiite ko nu mu tuddati sama xarit Fall ñi nga jiite ko. donc ñoom ñoo doon xeex combat boobu parce que dafa ne amoon na ay bourses ñu may ci mairie ba. léegi étudiant bu ñëwoon nag les bourses dañ leen doon wax c'était gratuit. mais léegi ku ñëw dañ lay laaj junni pour nga mën a am sa bourse. te junni boobu nag dañu nag xaalis boobu ndax xaalis bi mairie bi weer bi war na ko jël encaissé ko def ci xaalisam wala fan la war a dem. waaw bokk na ci li nga xamante ne moom moo tënk collectivités locales yi. mooy y a une séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. maanaam ordonnateur bi liggéeyam dafa am fu ñu ko yemale te mu ngi yem juste sur le plan typiquement administratif. maanaam ci wàllu jokkalante kayit kese la. léegi nag mu am une phase boo xamante ne mooy la phase comptable bi mooy phase bi nga xamante ne moom mooy foofu la xaalis di intervenir bu ñu ko mënee waxee noonu. loolu nag moom yoru ko trésor moo ko yor donc maire bi en aucun cas mënul jël ay xaalisu sénégalais wala ay xaalisu parcellois di ko encaisse en aucun cas mënul nekk. loolu dañ ko ci war a daan te loolu tamit vraiment rafetlu naa aussi combat bi nga xamante ne collectif boobu mënee woon na ko. te bon malheureusement nag lenn rek laa ci xaw a naqaru mooy ba léegi amul suite. te waroon na am suite. en l'occurrence man. xëy na bu ma newoon ci collectif boobu tey la may nekk di def mooy dañu war a porter plainte maire bi ñu leeral loolu parce que c'est des deniers publics. ñoom nag dafa mel ni que dafa nañ fi ay conférence de presse dafa mel ni porté woon nañu plainte maire bi comme li nga wax rek la dafa amul suite mais nañu xaar xëy na am na fu wànn di mujj ak ay gëtam parce que dinañ dem sax ñoom seeti leen ci émission yi di ñëw xool foofu loolu fu mu toll donc parce que ñoom ba dafa nañ fi conférence de presse woo presse bi yëpp woon nañu woon ñu ay kayit yu mel ni que ni ñoom yóbbu woon nañu maire bi ci yoon donc ñi ngi xaar suivi bi mais ba léegi nii déggaatuñ ci dara lu leer man waaw loolu moom maa ngi ciy invité vraiment sama grand parce que collectif bi ñu ci bëri ñu si nekk samay grand lañ en l'occurrence Bokar ak ñooñu vraiment je les invite à faire preuve tamit ñu gën a góorgóorlu gën a am pas-pas ci mbir mi ñu xam ne lii du maanaam ay deniers publics la quoi maanaam du xaalisu benn nit xaalisu sénégalais yi la ñu jël def ko ci ay dugal ko ci foo xamante ne leerul maanaam dañ ko war a topp ba mu jeex tàkk nañ ci gën a góorgóorlu yóbbu ko ci yoon bu ko jaree te ñun tamit parcellois yi on est derrière eux maanaam mbir moomu dafa war a leer parce que suñu xaalis lañu jël suñu xaalisu rakk lañu jël defee ko nu mu leen neexee waaw donc gis nañ ni engagement bi nga xam ne am nga ko te doo politicien te gis nañ tamit parcelle situation politique gu actuelle bi dafa jaxasoo parce que jeunes yu bëri meññ nañ fi ñu mel ni yow yow sax certes yëngatuwoo ci politique bi nekkoo ci benn parti mais am na ñoo xam ne tey ñi ngi fi ay mouvement yoo xam ne yu bees la yu génn yu mel ni que réaction yu mel ni que Parcelles en marche yu mel ni que FDS ak yeneen mouvement yoo xam ne sax du ma tudd seen tur donc noo jàngatee arène politique bi tey fi ñu toll nii ci Parcelles Assainies. waaw ñun moom njàngat bi ñuy def ci arène politique bi mooy dañuy rafetlu li nekk di xew ni mooy ñun temps yi yàgg ya Parcelles lu ñu constaté woon mooy benn groupe de personnes. benn 10 wala 15 personnes chaque jour ñoom lañ doon gis ñoo doon yëngatu ci politique bi. ñooy jógee ci parti bi dem ci beneen parti. donc tey bu ñu gisee ay jeunes. yu jël seen responsabilité commencé dugg ci arène politique bi ngir jàppale askan bi benn mais aussi leeral askan bi ci ay anam yu bëri ci ay domaines yu bëri notamment ni ñu yoree seen commune dañu ko gisee ñu gis ay jeunes yu koy def daf ñuy vraiment dañuy kontaan en l'occurrence comme ni nga ko waxee ay waa Gofay ak également waa FDS Bokar ak ñeneen ndax am na Thomas Sankara leen lu mu doon wax mu ne boo gisee benn jeunesse maanaam jeunesse bu jugee dajaloo ay ndaw bu ñu jugee dajaloo pour ne dañuy def benn affaire loolu groupement de ndaw boobu maanaam ndaw yooyu dajaloo moom moo raw bombe nucléaire donc tey bu ñu gisee ndaw yu bëri moom comme Moustapha Kane ak ñooñu ñëpp jug pour vraiment taxawu askan bi et puis fexe ba li fi nekkoon boobu ba léegi te baaxul muy en l'occurrence Moussa Sy jëm ko fi jëlee ñun daf ñuy neex te dañuy kontaan loolu dañuy bëgg te li nga wax léegi sax dafa am loo xam ne lu am solo lu mat a souligner la encore parce que ñi nga fi wax ñëpp sànq dama dégg nga ni état bi accompagné na population bi ci mbas mi te maire bi dafa ko mais pratiquement fii ci Parcelles gox bi nga xam ne fi lañu dëkk responsable politique ñu bëri en commençant par le président de la zone bi mu nekk Abdoul Wahab Sène moo fi njëkk def benn geste boo xam ne ci bu dem ci population may leen ay masque réaction topp ci tànk yooyu ngay original keneen ak keneen ñëpp def nañ ko fi donc accompagner population bi à savoir may leen ay masque ay gel pour ñu mën a protéger wu donc mu nekk loo xam ne ñoom falooguñu te ñi ngi bàyyi xel la ci population bi te avant sax lii
gis nañ fi Bokar ci nu mu tuddati Guèye original. amoon na ay ambulance médicalisée yu mu jëloon may ko waa hôpital Mabdou. Go Faye indi woon na fi tamit ay lits yoo xam ne dernière génération la. te boobu ba léegi tamit ñi ngi gis ni bu ñu amee problème tey fii ku fi am problème mu tànk wala problème mu dara da ngay jógee sa commune Parcelles dem beneen hôpital di fa fajoo ji est-ce que loolu tey lu jaar yoon la. non loolu moom du lu jaar yoon ay la yoon mooy lu ñu doon wax sànq rek. mooy tey sunu mairie bi. bu ñu fexe woon tey ba centre de santé bi nga xamante ne Moussa ci programme am bi mu amoon en 2014. diggoon nañu ne dina jël centre de santé bi mu def ko hôpital niveau 1. tey xëy na bu ñu ko defoon problème yi ngay wax ni yëpp du am mais tey même matériel yi nga xamante ne dafa war a nekk centre de santé bi comme ni nga ko waxee effectivement ay bonne volonté ñooy jóge fee di mën a équiper le centre de santé. du benn yoon ci budget commune. maanaam du contribution nit ñi maanaam nit ñi li ñuy jël di ko dajale di ko teg ci loxoom yëpp. amul benn yoon bu mu si jëlee 100 francs ne da dem jëndi matériel médical mukk benn effectivement Go Faye moom mooy dem jëndi dem si ay lijjanteem ndeysaan ñu ko si félicité sax d'ailleurs moom mooy dem ci ay lijjanteem uti ay matériel médical indi. ku ci mel ni Guèye original moom mooy dem ci ay lijjanteem indi matériel médical. et pourtant ils sont investis de comme pouvoir maanaam ñoom kenn joxu leen ndigal ci dara askan bi joxu leen ndigal ci dara moom Moussa Sy dañuy jox ndigal ci dara te pourtant du ko jëfe donc loolu mu nekk lu ñu métti lool loo xamante ne askan bi daf cee war a yeewu ngir bu ñuy dem ci élection yii di ñëw ñu xam ne Moussa mii du liggéey kat munul xamul na dem toog këram bàyyi ñu ak suñu mbir ngeen jël ci ñii nga xamante ne ñu ngi leen fiy tudd depuis booba léegi ngeen tànn ci ñenn xëy na ñoo xam ne dal nañ seen xel ngeen teg leen ci boppu maire bi ñu liggéey Moussa da ngeen ko fi war a jëlee encore une fois bu élection locale yi jotee ndax xamul munul mais xamul munul boobu tamit mais ay lay woon dinañ ko fi delloo loo xam ne def nga parce que tey bu ñu nee parcelle leer gi mu leer tey éclairage bi fi nekk ci mbedd yi ak pavage bi nga xam ne moo fi ne ak stade bi nga xam ne moom la ñu am ak yeneen projet yoo xam ne le maire tey def na ko tey ba mu yegsi fi mu yegsi donc loolu xëj na tamit lu ñu koy saluer la quoi mais xëj na loo xam lu des tey boo doon def du ma ne sax bilan mais jàngat ci li nga xam ne moom la commune bi waroon am ak ku ne parcelle te parcelle doo génne ñetti communes yoo xam ne ci Sénégal wala ci Dakar yoo xam ne ñoo ko gën a rëy donc ñun mënuñu am fu ñu footballé nawetaan mënuñu am espace yu ñu foowee dañuy koñ yi tamit bu tawee ndox mi day avant bu xiinee sax dañuy am problème loolu noonu lan nga yan kàddu nga ci war a mën a yëkkati voilà donc comme ni nga ma ko laajee léegi mooy ñu def bilan maire bi déjà leeral laay njëkk def ci li nga wax mooy wax nga ma pavage wax nga ma éclairage public wax nga ma tamit stade bi moo jumul ñett yooyu ne ma yooyu moom moo ko def ak yooyu éclairage public moom defu ko état bi moo ko fi def loolu ma ta leeral la nga ñëw tamit te état bi mu ngi étendre sur l'ensemble du territoire national en l'occurrence ay communes yu ci mel ni ay Touba Mosquée feneen ak feneen boo fa demee da nga ko fay fekk mooy programme d'éclairage public boobu muy benn ñaareel ba aussi nga ñëw ci affaire stade bi mu jumul le coût total c'est 1 milliard 200 lu leer la mooy état bi moom moo contribué ci 1 milliard moom mu contribué loolu 200 millions donc loolu tamit mën nañ jàpp ne du actif am beneen bi aussi mooy bu ma jumul nga wax pavage bi programme Promoville la Promoville moo fi def te dégg naa sax for naa ci weewu bëy ñu ne le ministre Amadou Ba moom moo tax ñu am ko mais bu doon moom kese duñ ko am loolu leer la donc yooyu yëpp mën nañ jàpp ne du actif am benn bi nga wax mooy actif am nag mooy piscine te piscine baa ngi nii parewul moom mbalka la sax d'ailleurs boo demee xale yi foofu la ñuy tëb di foo waaw d'ailleurs sax boo demee sapeur pompier duñ ko ñemee wax ci kaw waaye ci suuf dañ naan xool leen seen mbalka bi donc loolu moom mu nekk loo xamante ne tamit du actif am léegi nag ñu ñëw léegi ci bilan am pour ñu def le bilan du maire maanaam dañuy jóge ci programme bi lu mu ñu digoon yaakaar naa digoon nañu bibliothèque les 7 merveilles quoi les 7 merveilles bu ma jumee ci lim bi mën nga ma gàggante yaakaar naa waxoon na bibliothèque waxoon na école municipale waxoon na rajo waxoon na stade ba léegi ngi nii parewul waxoon na également piscine bi ba léegi parewul donc yooyu rek ay aspects la yoo xamante ne mën nañ ko lim te def ko bu yemoon ci loolu si ñu ne sax bilan am donc c'est un peu mitigé wala dara mais daf cee boole li fi nekkoon as tuut loo xam ne actif la woon boo xam ne waa Parcelles ñoo ko moomaloon seen bopp te fièvran ci loolu tamit defu ci dara en l'occurrence lan mooy rajo bi moom moo ko tëj su son magistrat lañ ko tëjee école bi de la dernière chance bi nga xamante ne
parcellois yi amoon ay difficultés yëpp ndeysaan fa lañ doon dem jàngi après pour mun a am le minimum de diplôme bi leen di permettre ñu exercer dans le milieu professionnel boobu tamit moom moo ko tëj donc tey kii yow booy def bilan am sérieusement yow la ngay wax doo fi gis tu mu def donc moo lay wane cuuneem la nag loolu cuune képp moo ko waral du leneen maanaam boo ko joxaantoon 50 ans du fi def dara ndax xamul nuñ koy defee mënu ko teg ci nag boole si ñàkk kersa bu yéeme waaw. léegi ñi ngi jëm ci ay élections municipales 2021 la ñu waxoon. mais tamit wóorugul sax ba tey dinañ tenir élections yooyu ci date bi nga xam ne moom la ñu waxoon te ñu gis ni que fi mu toll nii moom la maire Moussa Sy le président Macky Sall gën na ko dooleel ba fal ko PCA donc jox na ko doole jox na ko jël ak opposition bi nga xam ne fii lañ nekk parcelle donc ku si nekk am sa mouvement ku si nekk am sa entité noo xalaatee di tey moom la ñu mën a antam moom la ñu mën a songee élections yi. pour par exemple jëm ci ñoom ñu mun ci am ndam wala nan la Moussa Sy war a mën a def pour mën a conserver fauteuil ba tey. non Moussa Sy moom mu conserver fauteuil moom loolu c'est impossible. loolu moom amul xel du ko xalaat. loolu moom ñun ñëpp parcellois yi dañu ko war a xam te am ci fula bu doy. mooy Moussa Sy newul ku ñu war a bàyyi muy toogaat ci mairie bi. mais du caaxaan moo koy yëkkati fii tamit. waaw léegi loolu nag si la ñuy ñëw. mooy maanaam loolu pour man mbooloo moo ko war a def. mbooloo ak aussi. mbooloo mooy ñi nga xamante ne am nañu ay mouvement tey yëpp ñu gisee ñu yëngatu ci affaire politique. ku ci mel ni ay ñoom Go Faye grand Bokor Diong ay Moustapha Kane ñeneen ak ñeneen. ñu vraiment ñu nawloo leen. ngir seen intégrité aussi seen xam-xam. ñooñu ñëpp nañ leen di ñaan ñu toog ñoom ñëpp jéem a xool. nan la ñuy àndee autour d'une seule liste. opposition bi yëpp ak Pastef bu ñu fàtte waa Pastef ak réew mi aussi. à travers sama grand Laye Diagne ak ñeneen. ñooñu ñëpp nañu jéem a booloo xam ne. jëlee fi kii mooy suñu intérêt mooy intérêt population bi mooy l'intérêt général gis nga am na mbir fu muy toll foo xam ne intérêt général bi day primer devant tout autre intérêt particulier loolu nag ñun dañ ko war a xam maanaam dañu war a xam ne dañu war a jiital intérêt askan bi bañ a xool ne ñun dañuy nekk dara wala dañuy tekki dara ñu jiital askan bi xam ne moom moo tax ñuy sonn ñun ñëpp ñu bàyyi ambition yi ñu am ñu jiital autour d'une liste ñu gagné Moussa Sy jële ko fi mu dem noppalu parce que jot na mu noppalu. mais yaakaar nga ni loolu nga xalaat loolu nga wax ni ci opposition bi def ko yaakaar nga ni est-ce que loolu tey dina yomb tey pour ñoom tey ñu taxawal loolu. waaw parce que du ñu am parce que par exemple soo bëggee ñu jiitu ci benn liste tey pour ñu jiital kenn foofu laa xalaatee ni problème dina am parce que il faut ñu tee seen égo yëpp ñoom. pour mën a am kenn ku ñu wóolu am kenn ku ñu gëm teg ko ci kanam est-ce que xalaat nga ni loolu dina yomb tey. waaw loolu effectivement bon moom mooy problème bi ñu soulevé léegi. mooy dafay laaj ci ku nekk. bon mu maanaam ambition yi mu am mooy bëgg-bëgg yi mu am moom. mu ne man de bëgg-bëgg bi am naa ko waaye tamit bu nekkee parcelle moo war a gagné ci man maanaam ma xañ sama bopp naa xañ sama bopp. ngir parcelle jëm sa kanam. ñoom noonu lañ ko war a jàppee. loolu nag duñ ci forcer kenn tamit duñu ñëw ne kenn bon yow tamit da ngaa may ambition léegi da ngay bàyyi ambition bi kenn jiitu. yow yaa war a am peut-être hauteur bi yow yaa war a am gentleman bi agrément bi pour nga xam ne vraiment bu dee askan bi kese moo la ñor. man de non naa dem toog jiital sama morom. te tamit loolu dafa am solo il faut ma préciser benn affaire mooy jiital bi aussi bu ñu jiital nit rek parce que moom moo war a jiitu mais dafa war a tegu ci ay ponk yu am solo benn bi mooy xam-xam sànq ba léegi may naan la Moussa Sy nit ku ñàkk xam-xam la lenn moo koy firnde boo analyser le compte administratif de la commune maanaam début d'année dañuy xayma à travers un budget par primitif ne ñun de nangam la ñu bëgg a jëlee ci askan bi bu ñu jëlee nangam ci askan bi fii lañ ko bëgg a def fii lañ ko bëgg a def fii lañ ko bëgg a def léegi nag loolu bu ñu demee ba at bi jeex à travers la réduction des comptes dañuy naan compte administratif mooy wane ne maire bi lu mu waxoon ne lii la bëggoon jëlee ci askan bi jëlee na ci nangam fii la ko dugal mooy compte administratif boo defee analyse ci compte administratif li ngay gis lenn la mooy maire bi jëlee na ci askan bi presque 700 millions say 500 millions yëpp xam nga lan la ko defee mu ngi ko defee fayu salaire loolu ñàkk xam-xam moo koy def. mais comment ça presque 500 millions te parce que te boo demee ci agent yi tout récemment rek ñoom da ngay dégg ni que ba la semaine dernière bi ñu génn ñoom fayakooguñu da ngay dégg agent yoo xam ne dañuy wax ñoom amuñu benn prise en charge te li ñu leen fay baaxul contrat yi demeewul noonu je sais pas te agent yi nga xam ne moo nekk mairie tamit. bu ñu jëloon ñëpp sax xanaa embauché leen war mën a nekk 500 millions. kon de man mbir mi yéem na ma quoi wax dëgg yàlla nag. ndax en témoin yaakaar naa ne lii mooy compte administratif commune bi mu jumul bu baax yaa ngi koy lire ni mu ngi nekk mu jumul 471 millions. 471 millions donc presque 500 millions yi may wax 738 800. voilà donc vraiment dina ma yéem loolu bu nit ñi taxawee ne ñoom dañu fay ko seen salaire te répartition baa ngi nii
entre collecteur mu ne 2 millions les agents administratifs mu ngi leen di fay 83 millions agent éducation yi mu ngi leen di fay 50 millions agent santé yi mu ngi leen di fay 174 millions agent contractuel yi 40 millions agent temporaire yi mu ngi leen di fay 108 millions ak délai de quartier yi muy fay 11 millions donc bu nit ñi taxawee ne jotuñ seen salaire man dina ma yëm loolu de lii de mu ngi nii moom moo ko bind du samay bind mu ngi nii c'est estampillé compte administratif de la commune des Parcelles Assainies donc lii moom bu nit ñi taxawee ne ñoom jotuñ seen salaire ah kon nag yéen lijjanti leen fii maire bi di dugal seen xaalis ndax yéeme na lool. ah waaw mën na am tamit xëy na ay retard la parce que man personnellement genre dem naa mairie ba semaine bi passé agent interpellé na ma wax ma ni que ñoom maire bi mi ngi def ay aide mi ngi dimbali nit ñi ci tabaski bi te dimbaliwul ay agent quoi parce que mënoo balaa ngay laax jaay laax lekk loolu moo waral man leen lu waral loolu ñu ne moom mi ngi jël ay aide di ko may nit ñi te ñun ñi nga xam ne ñoo fi liggéey ba léegi fayekooguñu loolu moom du lu ñu mën a nettali du lu ñu ma agent yi wax man ma dégg la loo dégg donc kon de nañu ko topp mu leeral leen parce que nag moo kon mu ngi jël seen alal di ko dugal feneen de ndax nee na fay na leen 2018 rek nee na fay na leen 500 millions doy na waar donc loolu moom lu mat a leeral la ba tey ñu gën a xuus ci waxtaan bi rek génn côté politique bi tuuti rek dugg rek ci benn côté boo xam ne tamit xëy na dina la amal yow di nga ci mën a waxtaan parce que da ngay di jeune nekk ci koñ boo xam ne koñu football la nga yëngu tamit ci sport donc mu nekk unité 18 mu bu AC am jom donc tey ku wax koñ wax football parce que jeunesse bi yëpp ci loolu jàng la ñu xam ak football ak sport pare ak jàng ak sport te bu ñu nee sport ñi si ëpp mooy li ñuy pratiquer mooy football. donc tey ñun ñu nekk commune boo xam ne commune bu mag la am nañu équipe boo xam ne équipe bu mag a mag la macha allah ci commune bi ak demoon na fi sax xalam demoon na fi comme ni ko waxee bay bëgg a neex. bumba dog donc tey lan moo waral USPA tey lu mel ni ñaari tali lu mel ni HLM lu mel ni yeneen club yi nga xam ne club yu ndaw la judd ci kawam màgg ci kawam ba yéeg ba dépassé ko moom mu toll fi mu toll nii lan moo waral loolu tey. waaw loolu moom laaj nga ma question bu ma neex aussi parce que man balaa avant tout je suis sportif bon football la ñuy dund ñun wax dëgg yàlla yàgg nañu investir su suñu ASC quartier yi ak yooyu parce que dañu gëm football di ko dund chaque instant parce que ay ndaw lañ comme ni nga ko waxee ñun nag comme ni nga ko waxee mooy ñàkk xam-xamu Moussa mooy ñëw ba ci USPA di fa feeñ ndax comme d'habitude moom jàpp na ne moo gën a xam parcelle moo gën a muus parcelle moo ëpp ñëpp xam-xam donc mooy maire mooy président USPA loolu rek mu nekk loo xam ne teguwul yoon léegi nag loolu sax mën nañu ko baal ba léegi amul problème waaye bu ca yemoon day neex mais dafa ñëw ci USPA tamit di fa wane ñàkk xam-xam comme bi muy wane ci façon bi muy doxalee mairie bi ndax en témoin day jël lu tolloog presque 7 millions di ko jëlee si sunu contribution maanaam li askan bi di joxe di ko def subvention benn 15 millions di jóge bu ma jumul ci fédération bi mu nekk 22 millions fii lay toog AG ne moom ku mën def li muy def ci mairie si USPA na ñëw jël ko ñu koy yëgal ne moom defu ci USPA dara USPA mooy doxalal boppam ndax contribution bi nga xamante ne 22 millions muy budget commune bi budget USPA moom contribué wu ci dara 7 millions yi mu ngi jógee ci loxo parcellois yi 15 millions mu ngi jógee ci fédération bi donc nañu jox suñu équipe ñun ñu xool neneen ni ñu ko doxalee muy benn constat beneen constat bi nga xamante ne am na mooy manque de vision maanaam ñàkk gis-gis bi mu am ndax tey boo xoolee jeune parcelles yu bëri tey équipe bu Ligue 1 équipe bu Ligue 2 yi ñoom ñoo fa nekk di fa football mën nañ jël benn exemple ku ci mel ni Bouba Sall mu jumul ak Elano ak ku ci mel ni Mangone ñu ngi ci ay équipe bu Ligue 1 donc loolu day wane potentiel bi nga xamante ne parcelle am na ko ci football. sans compter ñi fi jóge dem. ak ñi fi jóge dem. ñoo xamante ne ñu ngi à l'extérieur tey ku ci mel ni Alda bu mu jumul rakku kii mboobu bi donc ñooñu ñëpp day wane ne parcelle am na potentiel tey pour war a mën a nekk équipe de Ligue 1 mais lan moo ko waral ñàkk vision moo ko waral mooy ak tey affaire bi def ko moomeel ba tey amul benn plan plan à long terme bu ñu définir buy wane ne d'ici 1 an war nañu yéeg Ligue 1 Ligue 2 war nañ qualifier tey Ligue des champions africaine ak yooyu ak beneen problème bi nga xamante ne moo gën a tax USPA du avancé mooy ñàkkum stade te ñàkkum stade bi comme sànq ni nga ko waxee manque de vision moo waral stade bi pareegul parce que tey xëy na masse salariale bi yi ñu tudd sànq 500 millions te muy recouvrer 700 millions maanaam muy jëlee ci askan bi 700 millions di def 500 millions ci masse salariale bi tey bu yëkkati woon bu defoon yaxanal am na ñoo xam ne ñu ngi toog xëy na ci mairie bi liggéeyuñ bu ci defoon yaxanal tuuti xëy na dinañ doon jël benn 200 millions def mouvement financier dem financer un investissement maanaam notamment muy stade bi permettre stade bi mu pare mais loolu yëpp day wane ñàkk gis-gis bi nga xamante ne maire bi am na ko te parcelle tey foo dem ci quartier yi am na ay ñaari terrain moo lay wan ne xale yi
tàggat yaram da leen intéressé te mën nañ ko mais malheureusement amul benn kii de projet à long terme bu ñu définir pour permettre Parcelles mën a nekk en Ligue 1 yàgg fa bay tey di qualifier Ligue des champions africaine. loolu nag moom ñàkk xam-xamam la ak ñàkk xam dara rek boo xamante ne mu ngi koy wane fu nekk même boo ko yóbboon ci bëre sax noonu lay demee parce que mënul. waaw ba tey ci USPA bi ñu nekkoon di wax rek USPA am na dayoo équipe yi nga xam ne équipe yu mag la parce que joueurs yi ci boppam bon am nañu jël nañ leen en charge bu baax te équipe bi tamit man lii ma jàpp ni moo tax ma sooxee est-ce que tamit du lu nga xam ne askan wi yi nga xam ne moo dëkk Parcelles ñoom du dañoo bàyyi équipe bi ak président bi kese mu koy gérer. waaw bon loolu mën nañ ci àddu comme ni ñu koy defee sànq ba léegi je pense que mooy lu ñu njëkk wax sànq mooy si samay biir wax naa ko mooy on a en face de nous maanaam ci ñu jàkkaar loolu dafa nekk nit koo xam ne jàpp ne moo ëpp xam-xam Parcelles moo gën a xam li war a am moo mën lépp mooy Badou mën lépp. Badou mun lépp jàpp na ne moom lépp moo ko mën daal donc même wàllum football sax moom expert la si. waaw donc moo tax nag moom moo téye léegi équipe bi wan tamit Parcellois ne man maay gérer man maa moom affaire bi sama moomeel la lu ma neex laa ci def ay la yooyu nit bu ne la lii maa ko moom nag nooy def da nga koy bàyyi ak moom. loolu moo waral population bàyyi ko ak moom léegi nag ci gestion bi ñuy wax naan ay joueurs dañ leen di fay ak yooyu man de personnellement jamono bi ma fay nekk ma xam ne dama doon dem m'arrivé des fois ma dem entraînement. dem seetaan seen entraînement USPA bu ma jumul Moussa Ndiaye jiite woon ko boobu Moussa Ndiaye mi nga xam ne doomu Parcelles la tamit vraiment ñu koy féliciter de passage ci dernière prouesse bu mu def mooy en l'occurrence unité 11 coupe bi mu leen jëlal mais Moussa Ndiaye ci boppam moo doon jël xaalisam di ko jox booy ay transport te pourtant moom il dit partout que moom mooy jox xale yi transport moom moo leen di jox ay prime de match te pourtant ñëpp xam nañ problème mu prime de match yi nga xamante ne gone yi ñu ngi koy jànkonteel. mais est-ce que Moussa premier transport boobu mu jox joueurs yi nekkul rek xëy na ay transport yu am retard mu jox leen ko mais après da nga koy rembourser wala. bon loolu nag xam nga mënu ma ci wax lu ma leer parce que quand même dama doon gis rek Moussa di génnee ci otom di leen jox léegi nag lay xew ci gannaaw moom mënu ma ko mais dégg naa forna ci wéewu bëy que ne ay yenn nit ñoom ñoo yoroon gestion boobu te dañ doon jóge ci mairie ba di fa ñëw donc loolu moom mooy wane ne gestion clanique la. rek ñu ci ñaanaat askanu waa Parcelles Assainies ñi nga xam ne yéen a fa dëkk donc ñu ñaan ñëpp rek ñëwaat jàpp dugal seen loxo ci équipe bi te xam ne comme ni nga ko waxee équipe bi équipe bu Parcelles la du équipe bu Moussa Sy du équipe bu municipalité bi du équipe bu Parcelles Assainies ñoo ko moom donc ku ci nekk war na ci mën a jàpp bu équipe bi dem kanam parce que ñun tamit loolu mooy suñu avantage loolu la ñu ñaan donc mënuñu tëj émission bi rek te duñu wax ci li nga xam ne tamit temps yi am na fi Parcelles parce que gis nañ nawet bi te ku ne nawet rek boo nee nawet rek Parcelles da ngay tiit am na tamit yoo xam ne am na fi avant nawet bi muy problème inondation yi donc quartier yu mel ni 26 dañuy am problème mu ndox am problème mu taa ndox 14 noonu unité 7 noonu unité 15 noonu donc problème boobu noonu tey ban jàngat nga ci am. bon ñàngat bi ma ciy def mooy déjà mooy naqarlu métit bi nga xamante ne askan wi mu ngi koy dund ndax man yàgg na bi ma nekkee xale yaakaar naa ñun bu doon taw dañuy ut ay siwo di sotti ndox bi ci biti tey bu ñu demee ba 2020 man am naa bu ma jubul ñaar fukki at ak lu topp bu ma demee ba 2020 tey nit ñi di obligé di xuus ci ay ndox pour rejoindre seen i bërëbu liggéeykaay yi wala tamit di xuus pour dem jàngi comme tey li dal élèves yi CFEE bi. ñuy composé ci biir taw. xam nga loolu daf ñuy métti lool day ànd ak tiis loolu si ñun. bon loolu nag day wax dëgg yàlla dañ ciy appelé ci état bi responsabilité état bi la yaakaar naa nag wax dëgg yàlla parce que tamit nit ki da ngay wax tamit sa diggante ak yàlla rek foofu mairie bi duñ ko am reproche bi ñu koy def trop parce que dayoo bi assainissement am loolu état rek moo ko mën a assumer à l'heure actuelle Sénégal. donc état à travers ONAS moo waroon def beaucoup plus d'investissement aux Parcelles Assainies bu ko defee tey ñun dootuñu amati problème mënd maanaam inondation parce que lu métti la loo xamante ne nit ñi tey am na nga xam ne dañuy si biti la ñuy fanaan parce que seen kër yi taana ba tey presque géej la boo fa demee donc loolu lu ñaaw la léegi nag lenn rek lañ doon xaar peut-être ci mairie bi mooy mu ñëw apporter de l'assistance parce que nit buy dund métit nga ñëw di ci ànd ak moom di ko taxaw da ciy baax waaw aspect social boobu daal moo ci am solo nga xamante ne accompagnement la ñëw taxaw ko bu jaree tamit sax nga dimbali ko ci wàllu dund ak yooyu bon day nekk loo xam ne day dalal xelam te day wàññi naqar bi muy dund day wàññi tiis bi muy dund loolu kese la ñuy gis ne moom la ñuy reproché mairie bi mais bu dee dayoo nag quand même ci investissement bi ñu fa war a def loolu moom vraiment état moo ko war a assumer. waaw ñu ñëw ci côté boobu rek parce que état bi tamit at yële ñu génn bi ñu waaj a jubal élection présidentielle bi état bi yebaloon na fi ay ndawam lu mel ni que Mansour Faye je vais le citer. bu nekkoon boobu jamono ministre de l'hydraulique
ñëwoon na ci gox yi nga xam ne moo nekkoon ci Parcelles ak gox goxaat yi ku mel ne unité 7 unité 26 ñu xool ba ne woon dañ ak le ministre Amadou ba ne dañ fi instauré benn pont boo xam ne problème yi dina fi am mais boobu tàllalu nañ loxo askan wi xëy na bi ñu amee li ñu am ba tey du seen tànk du seen kàddu boo xam ne déggaat nañ ko mu jëmaat ci askanu Parcelles Assainies. waaw léegi nag loolu mooy li ma ciy tontu lenn la mooy am na benn borom xam-xam bu doon wax naan les hommes d'état maanaam ñi nga xamante ne ay njiitu réew lañ yoo xamante ne ñëpp dañ leen di naw ñoom dañuy xalaat génération yi di ñëw maanaam dañuy xalaat ëllëgu askan bi maanaam dund bu rafet bi ñu war a dund ak yooyu loolu la ñuy xalaat mais ñi nga xam ne ce sont des hommes politiques maanaam ñoom politique rek moo leen ñor ñoom échéance électorale moo leen ñor mooy maanaam élection moo leen ñor donc ñooñu xëy na bañ fay ñëw nit ñi def ba gañe rek moo leen ñoroon maanaam méttit bi nga xam ne askan bi mën na ko dund ci gannaaw ga loolu intéressé wu leen te tey moom moo xew nii mooy tey ñëw nañ ñu voté leen ñu diggu ñu ay mbir defuñ ko lu ñuy ñaawlu nag parce que nit dafa war a sàmm kàddoom te nit dafa war a am yërmande ci ñum dëkkal ñoom yàlla jotale na leen ba ñu mën a yegg foo xam ne mën nañu taxawu askan bi obligation la ci ñoom ñu taxawu askan bi xëy na du obligation ci yow du obligation ci man mais obligation la ci ñi nga xamante ne dañ leen jox benn parcelle de décision publique ñooñu dañu war a ñëw di taxawu askan bi saa su ne dañu war a bàyyi sax seen nalaw wàcc seeni lal ak lépp ñëw di taxawu askan bi saa su ne malheureusement nag du lu ñuy constaté ci maire bi du lu ñuy constaté peut-être ci yenn tamit ñenn ñu jiite en l'occurrence tey ñi nga précis ñi nga wax ni muy le ministre Mansour Faye ak le ministre tamit Amadou Ba bon donc vraiment loolu lu ñuy naqaru la daal wax dëgg yàlla neexuñu lool ndax bu ñu sañoon doomu parcelle benn doomu parcelle du sonn ak fu mu mënti nekk. comme ni ñu leen ko waxee rek ñi ngi woon nag Ameth Ndour ni donc émission bi mi ngi tiré à sa fin donc ñu bàyyi ko rek mu joxe son dernier mot donc Ameth lan ngay tàggatoo internetu Bingué TV yi. waaw di la gërëm di la sant encore une fois ci ñëw bi nga ñëw fii Mbacké seet si ma vraiment ma koy rafetlu aussi encore une fois parce que ndawu parcelle la war a mën a wax ci tëralin bi nga xamante ne constaté nañ ko foofu maanaam ni ñuy yoree suñuy mbir donc di wax ne tamit askan bi encore une fois impliquez-vous maanaam jéem leen xam ni ñu yoree seen alal loolu dafa am solo ku ci nekk si ñun obligation la ci mu xam ni ñuy doxalee dëkkam est-ce que jaaru na yoon wala jaarul yoon ci kaw loolu man analyse bi may def bu personnel boo xamante ne man la suma bopp mooy Moussa Sy defu fi dara élection locale yi di ñëw jëlee leen ko fi teg fi keneen koo xamante ne moo ko mérito USPA bi tamit ngeen jëlee ko fa xam ne keneen am na ñeneen ñu ko mën a yóbbu ba yóbbu ko Ligue des champions africaine donc tamit di demander aussi notamment l'implication des jeunes parce que ndaw yi dafa am solo ñu xam seen askan nan la ñuy doxalee seen li ñu yor seen alal bi ñu yor chaque jour ñu xam fan lañ koy dugal ak fi ñu ko dul dugal loolu am na solo loolu ñu xam ko te seetlu nañ ne élection lu ci mel ni élection locale yi ndaw yi du ñu dem trop di voter ñu ngi leen di invité élection locale yi di ñëw ñu xool programme ku nekk incha allah ñu xool ki ci nga xamante ne moom mooy proposer programme bu gën a baax pour les Parcelles Assainies ñu votel ko te ñu jëlee fi Moussa Sy encore une fois donc di la gërëm di la sant encore une fois bu baax ci seet si bi ngeen ñu seet si di ñaan yàlla na parcelle gën a dox yàlla na parcelle gën a avancé yàlla na parcelle émergent comme ni ñu koy waxee et puis yàlla nañu yàlla tàkkale ak Moussa. amiin donc merci beaucoup chers internautes tey ñi ngi woon fii ci Mbacké doon dalal Mouhamed Ndour mu nekk contrôleur des impôts donc moom la ñu amaloon émission tey donc ñi ngi leen di jox dig daje ci fan yi di ñëw ak ci seen beneen numéro